di leen nuyu tamit jaraaf Youssou Ndoye au passage vraiment nit ku woyof la. jëmmi waxtaan bi tey nag dama ko jëmalee rek ci leeral ñetti yëf ndax dañu jëm ci le 23 te incha allah irréfutablement ñoo ngi dëgmal bis boobu jëm ci kàttanu yàlla ak ndimbalam ak mbaaxam ngir yëkkati raaya lislaam fii, ngir yëkkati ak dëgg, ngir yëkkati ak mbaax, ngir tappale wuruj wor yi nga xam ni moo nekk ci réew mi mu deñ. ndax aw askan buñ la ca tànnee jiital la seen biir te gënoo leen juddu, gënoo leen démb, say maam gënta jàmbare seeni maam, amoo fa xam-xam bu nit ñi amul, amoo fa daraja ju nit ñi amul, yoroo fa alal ju nit ñi amul, te yii yépp boo ko yoroon yi tamit dafa dul doy. waxuma laak nag ñu naan la amoo fa ak ragal yàlla wala cër ci yàlla, loolu moom waxaalewuma ko. kon bu mbooloo mi dajalee yëkkati seen kàddu jox la ko, bu mbooloo mi dajee yëkkati seen alal jox la, bu mbooloo mi dajee bari ay àq ak yelleef yu ñu amoon ñu jël ko dagg jox la, nga am daanaka droit de vie et de mort ci kaw nit ñi, sañ a tëj ay jàkka, li muy sensible di néegub yàlla ñu jox la sañ-sañu nga mën a tëj néegu yàlla yi, nga mën a am sañ-sañu léegi ni ñu bu waxtu sàngam jotee bu kenn génnati, yéen ñëpp tëj naa leen fi baram bu kenn yëngu. doole joo jépp aw askan yëkkatiku jox la, nga wëlbatiku di signer ay accord ak ay convention ak it di dugal ca biir luwaaya ak wëlbati mbir yoo xam ni dëppoowul ak pas-pasu nit ña, dëppoowul ak aaday nit ña, dëppoowul ak jaar-jaari nit ñi ak lañu xam. loolu ak wor la, loolu wor la te wor baaxul. ndax képp koo xam ni wor nga kenn nit, yàlla da nga xam ni ko xarañ la, dana dugal ci sa biirub dund ay war yoo xam ni buy dikk sa kaw da nga xam ni war yi agsi na, rawatina ko war askanu lëm. kon nag ma bëggoon a ñëw ci ñetti yëf yoo xam ne rek dama ko bëggoon a préciser, xëy na du yàgg sax. dama gis ci communication bi ñu tàmbali di wax ni dañuy def marche. ànd sàmm jikko yi wootewul marche, sitting la woote, rassemblement boo xam ni dañuy toog ci benn barab. c'est important loolu nit ñi xam ko. ñun wootewuñu marche, marche da ngay dox. ñun nag bu ñu wootee fa ñu taxaw la ñuy taxaw. bëgg nañu sénégalais yépp yi tamit génn mboole seen képp koo xam ni bëgg nga Sénégal, bëgg nga lu baax, bañ nga lu bon, ku bëgg l'islam, képp ku bëgg Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam, ku bëgg yoon ci yàlla Isa alayhi salaam, képp koo xam ni bëgg nga yàlla, képp koo xam ni bëgg nga réew mi, képp koo xam ni am nga dara loo yëg ci say baay ak say maam lu ñu la fi bàyyil ci ak mbaax, ñoo ngi lay woo ci bis boobu. ndax bis bu historique la incha allahu rabbi, ci askan wi jël gu ñuy jël seen bopp te dootuñu bàyyi kenn duñu yeew ci buum dinu yóbbu foo xam ni bokkul ci fanu tànn te mu gënal ñun. mën nañu jël suñu alal, nit mën na dafiy pexe ba yóbbu suñu alal, nit mën na dafiy pexe ba sax yegg ci suñu jëmm gaaññu wala mu xaññu yu baree bari. waaye nag bu nit ñi jógee bëgg a dox suñu diggante suñu borom, bëgg a tilimal suñu bàmmeel bi ñu bëgg a dugg, demaguñ fa, muy kër goo xam ne demaguñ fa, ñu lëndëmal ko, tilimal ko, bëgg a dagg suñu digganteeg suñu borom, loolu dama ni bakkan la laaj. loolu duñu ko nangu tey, duñu ko nangu ëllëg. te yaakaar naa ni loolu leer na ci ñoom seen bopp. beneen bi ci des mooy manifestation boobu ñuy woote
manifestation bi lu jëm ci kilifa diine yi xalif généraux yi ñoom duñ fa ay invité kenn invité wu leen ñoom ñoo koy def ñoom lañ koy defal ñun seeni loxo lañ ak seen tànk rek kon ñoom ñoo moom bis ba ñoom bis ba seen bis la ndax tey ji yàlla muy dogal na cër buñ doon séddale ci lu baax ci réew mi ñoom lañ ci xalaat te it li ñuy yaakaar ci yàlla yi tamit ñoom lañ ca gën a yaakaar fi mu nekk nii waaye ñoom ñëpp kilifa diine yi ba ci église bi ba ci bois sacré bi ba ci tamit ñi nga xam ne ñoom ñu ngànk diine l'islam ji suñu toogoon fële yeneen nit ñi woote ci réew mi rawatina politiciens yi toog ci geneen wet ga ñu wax ni kaay leen sénégalais yi wuy siñu jàpp naa ni plus de 90% des sénégalais danañ dem wuy ji kilifa diine yi kon nag loolu mooy tegtale ni kilifa diine yi ñooy kilifa réew mi kon nag bu fekkee dañoo nar a yàq réew mi ci jikko ci nasaxal ko ci tëral ay loi ak règlement yoo xam ne dafa safaanoo ak suñu pas-pas te nar a yàq suñu diggante ak suñu borom ñëpp ci am responsabilité waaye nag ñi yàlla jiital ci kanamu diine ji ñoo ci ëpp responsabilité ba tax na bis boobu bisu turuux yi nekk ci Sénégal yépp la bis la boo xam ni bisu mbooleem amir yi nga xam ni ñoo jiite association islamique yi la ak mbootaay ya nga xam ni ñoom la bis la boo xam ni mbooleem kuréel yi nga xam ne taxaw nañu te nekkal askan wi donte lu mu néew ci ab lim ñooñu bis boobu seen bis la ci société civile bi moo xam syndicaliste yi la moo xam mbootaayu élèves yi la daara yi moo xam sëriñ daara yi moo xam imaam yi la moo xam képp koo xam ni yaa ngi taxaw donte ñaari nit nga ngeen doon te di bëgg lu baax di bañ lu bon di xëy ci intérêt Sénégal ak di gontu ci intérêt Sénégal bis boobu sa bis la su ko defee nag loolu la ñu bëggoon a leeral au passage nag may wax ni mboolem homme politique yi nekk Sénégal kenn nit dong moo signé goon pétition bi mooy Cheikh Bamba Dièye kenn nit dong moo ko ci signé mooy Cheikh Bamba Dièye il faudrait que loolu mu leer aussi am nañu wax ni danañ ko signé waaye signé guñ ko Cheikh Ahmadou Bamba Dièye kese moo signé pétition bi nga xam ni mooy demander ñu criminaliser mbirum góor jigéen ci Sénégal incha allah le 23 it danañ leeral situation bi yépp ni mu demee ci ñi nga xam ni contacté nañ leen wuyootuñ mënatuñ leen jot sax déjà nga xam ne dañuy daw kenn ku ci nekk sa situation muy parti politique yépp nag danañ leeral seen mbir ak nit ñi nga xam ne ñoo ngi yëngu di laaj baatu askan wi itam te mbir mi nangu woon ci àddu ñoom dañ ci bëgg a daw ñooñu yëpp it ñi ci contacté ñëpp danañ wax seen tur ngir askan wi mën a xam mbir moomu nan la demee. ñetteel bi ci mujj nag mooy dafa am ñu ma dégg ci communication bi ñuy wax ni Sénégal dañuy bëgg am ab loi buy daganal mbir góor jigéen ànd sàmm jikko yi mosul wax loolu ñun ànd sàmm jikko yi waxuñu loolu de mosuñu ko wax. léegi nag foofu dama bëgg a leeral lool ñun mosuñu wax ni dafa am loi bu ñu bëgg boo xam ni dafa ma nga peut-être assemblée wala nguur gi moo bëgg a def ab loi boo xam ni day daganal mbirum góor jigéen on n'a jamais dit ça on l'a jamais dit li ñu wax danaa ci dellu si léegi waaye damay leeral mbir moomu sax ni mu demee lan la Sénégal dégg ngeen ko léegi teg naa ko la délégation sénégalaise ci EPU bu 2019 wax nañ ni Sénégal moom yoon condamné wul mbirum góor jigéen tegal naa leen ko ngeen dégg ko beneen bi ci des bu ñu demee ci ndey charte réew mi muy constitution bi constitution bu 2001 bi nga xam ni am na ak coppat gu ci amaat en 2016 mais constitution 2001 bi moo fi nekk ba léegi constitution boobu lan la wax bu ñu demee ci muxaddima bi maanaam ci préambule bi dafa wax ni le peuple du Sénégal souverain maanaam kon réew mi askan wi ñoo ko moom genn kilifa fi nekk mooy askan wi dans son ensemble
bi mu ne profondément nangam convaincu nangam considérant que nangam conscient nangam attaché à l'idéal de l'unité africaine affirme. Alors li askan wi njëkk a affirmé ñu delloo ko mel ni moom mooy waxal boppam ginnaaw bi ñu ko présenté li mu wax mooy son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce qui veut dire que askanu Sénégal li nga xam ni lañu tegoo te nangu ko gis ni moo jub moo gën a jub moo dëppoo ak àq ak yelleef doomu aadama mooy li baax tey baaxal mooy lii ak leer ndax moo bàyyi ko ci siècle des Lumières mooy la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. dafay mel ni kon le peuple sénégalais li ñu jàpp mooy mboolem lu fi jiitu woon te bàyyi ko ci siècle des ténèbres ndax siècle des Lumières moo di leeral ceeñeer yi bàyyi ko ci les illuminés fés ñu war a nos luy doxal àdduna bi kon la ko jiitu bàyyi ko woon ci diine dafay mel ni loolu luy lëndëmal la dafa mel ni lu ñàkk jub la wala lu ñàkk maandu la wala lu matadi la kon li askanu Sénégal tànn mooy la déclaration des droits de l'homme et du citoyen lii ci préambule bi askanu Sénégal lii la njëkk a tànn wala boog lii lañ ko tànn la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 kon ñooñu am nañ une certaine conception de l'homme de ses droits de ses libertés ñooñu lañu wax ni ñoom lanu jàpp moo gën a jub moo gën a maandu ba tax na ñun ci loolu lañu adhéré loolu nag dafa am bunt yu muy ubbi ndax bu ñu fàtte ni Occident ñoom dafa am nu ñu gisee lool waaye ñu teg ci et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine lii tamit dafay ubbiwaat beneen bunt boo xam ni bu gravissime la li tax mu gravissime mooy tout ce qui concerne les droits de l'homme selon la vision de l'Occident parce que bu ñuy wax ay ONU ak ay Nations Unies ak ay droits international nangam ak nangam comprenez vraiment que c'est tout simplement la conception que les Occidentaux ont de ce problème-là ou bien en fait de cette question-là c'est aussi simple que ça amul benn africain buy xalaat a ñëw fii naan way xalaat bi ma am xaaral ma ñëw wax leen ko du tout ñun juste dañuy takk buum suñu baat rek xëcc yóbbu d'ailleurs laaj naa ko benn journaliste sax ni ko yow est-ce que ñeme ngaa gént waxuma sax nga xalaat ko mais ñeme ngaa gént léegi am say idéaux yu ñu gëm fii ñun Afrique wala Sénégal dem fële ca tugal naan leen léegi kaay leen léegi lii ñu dañ leen ci woo ngeen ñëw ci parce que dañ leen ko imposer def leen ko loi du tout xalaatuñ ko alors